nit bu ko naxee sax mu saa ko ne ko dañ leen nax mu ne ma c'est que ab sëriñ tant que naxuñu la doon ab sëriñ foog ñu leen nax tegu ci l'islam gi tegu ci diine gi ñàkk caaxaan doon ku sell tabarkalla waaw te loolu ñëpp xam nañ ko ci moom jërëjëf Cheikh Mansour loolu ñu xam ko ci moom mbokk yi ma fàttali ne li ñuy waxtaane lépp dafa làmbu tëralinu Serigne Bamba ak itam fi mu timbu mu di waa kër sëñ Souhaïbou Mbacké ñoom sëñ Abdou Samad ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax sëñ Abdou Laat ak itam sëñ Fallou moom nga xamee ne moom suñu wëllëre la waaye nag ci loolu tamit da ngaa wax lu ama am solo ci ne Serigne Touba dafa bay ci toolu yonent bi objectif sallallahu alayhi wa sallam objectif am mooy bu ko nekk naan sama xeet ak yu demee noonu moom mu fexe ba am ñu mu indi waaw te loola tam daanaka wax na ko ndax li mu bëgg mooy ñëpp tegu ci siraatal mustaqim loolu ko sonaloon dafa am benn borom xam-xam bu wax ne Serigne Touba benn nattu képp la am te du tubaab bi ñu ne ko ban la mu ne l'islam la bu loolu neex la dégg waaw l'islam waaw mu ne l'islam lu ko dal rek l'islam ko yóbbu la waaw maanaam bu demee ci géej gi l'islam la lu ko yóbbee Gabon l'islam la bu ko tubaab bi sonalee dif lu ne mu dugg ci ak moom l'islam la kon moom maanaam tubaab bi sonalu ko mais l'islam bi taxaw moo ko sonaloon xam nga boo xoolee même man bu may wax ci sëñ bi sax man ci cadre boobu toujours ci ñi ma xam ci laay bëgg a waxee ak moom xam nga léeg-léeg gars yi wax it def yëfi daanukat sëñ bi lii yàlla may na ko lii yàlla may na ko lii mais lam def bañ may ko moo ëpp solo ça c'est vrai waaw lam def lan moo ko indil moo tax sànq ma wax lay obligation maanaam li ko war doog laa wax ay prérogative li nga xam ne jagleel nañ ko def la ko war moo ko may liñ ko jagleel ci l'islam ndaxte sëñ bi dafay koo xam ne ab jullit la juddu fii ci mbokkam ci léppam feeñ ci jamono fekk ñuy ay jullit mu gis fi ñu liggéey loo xam ne xam na ne ku liggéey lu toll noonu yàlla defal la lam defal ñooñu ku liggéey lu ko rawit mu defal la lum defalul ñooñu mu am mission wu ne l'islam gi naa ci bay sama waar li ma mën bay ci sama waar nag mooy lañ ma sant te munta ñàkk naa ko def d'abord su ma paree nag lu ma ci yokk ma yokk ko ci ku ne xam ne sëñ Tuubaa lim tàmbalee mooy jaamu yàlla gu wér gu sax gu dëggu gu amul benn sikku fonki waajuram fonki mbokkam ak lëbbutu ci ginnaaw waajuram ba kenn mus koo xam musta feeñ ci lenn ndax tànk ay waajuram ñi ngi dund te loolu la yàlla santaane bi fi waajuram yi jógee ci la woote li mu woote teg ko ci siraatal mustaqim mooy jàng alxuraan baax na trop jàng naa ko te santaane naa ñu jàng ko topp ponk l'islam yi baax na trop maa ngi koy def te santaane naa ñu def ko waaye bu loolu wéyee nag dama bëgg ñu boole ci ak maandu akuk oyof akuk toroxlu goo xam ne mooy mën a tax loolu lépp nga accumuler ci xam-xam ak ci njariñ nga mën koo jariñoo ba pare di ko jariñee loo tax moom sax boo gisee ci Masaalikul Jinaan mi ngi koy wax naan xam-xam dafa baax lool xam-xam ak jëf ak xam-xam dañoo baax daane xam-xam nag ba ca gën mooy ba nga dem di uti ba pare boo ko utee pare nga di ko jàngale ngir jëmmi yàlla ak yonent bi naan la seule science utile maa ngi koy wax dem fi ma demoon c'est la science qu'on a apprise et enseignée pour l'amour d'Allah xam nga loola et non la science qu'on a apprise et enseignée pour des disputes et controverses pour l'amour de l'autorité la gloire et autres vanités xam nga loolu mooy science moderne bii rek voilà nee na boobu science utileul mu ne la seule science utile c'est la science qui inspire à l'homme son sentiment d'être insuffisant mooy loo gën a jàng rek ngay gën a xam ndeke yow doo dara te sax waaw ndax da ngay gën a xam gën a wàññeeku xam ne yow dek am na la manqué woon te sax nit ki da koy def sans xam ko ndax nit ki léeg-léeg mu dem di jàng di gëstu di def recherche ba découvrir dara nga dégg mu ne ndeke lii rek la woon loolu mooy moom xamul woon dara xam nga léegi na ci jàpp nag ne lii mu xam ni taxul mu xam dara am na leneen lu mu xamul moom mu wax loolu mu ne donc science bu la dul xamal ne da ngaa matadi science boobu amul njariñ daa ne nag science boo xam ne da nga ko dem uti xam-xam boobu da nga ko dem uti di ko jàngale ngir li ma wax maanaam ay kii yu dara jaag weranteeg maa mën kii ak maa mën kii di ko jàng ngir won nit ñi ne man maa leen ëpp doole mais wonoo leen ne ndeke man duma dara nee na science boobu bu ko borom tuubul balaa moo faatu safara dong la ko jëmee celui qui aura appris cette science pour ce que je viens de citer mu ne s'il ne s'en repent pas avant sa mort cette science sera un argument contre lui le jour du jugement dernier waaw parce que yàlla bokku ci waaw loolu la wax donc kon sëñ Touba li mu wone mooy
nañu jàng ba ni ar am xam-xam bu bëri di def ak dindi ci zaahir rek ci baatin mais fuñ la gis duñ la ko fooge te duñ yaakaar sax ne xam nga loolu wala mën nga ko da ngay def jour da ngay wàccee sa bopp waaw loolu sax mooy mun a tax nga doon murit parce que murit mooy loolu mooy da ngay nekk jullit ak plus toujours ma wax ko gars yi ma leen jullit bi mooy da ngay gëm yàlla ak yonentam bi di julli waxtu yu juróom di woor weeru koor di sàkk asaka te boo ko mënee nga dem màgg ginnaaw loolu nga fonk say waajur ginnaaw yàlla ak yonent bi ñoo ci topp fonk sab sëriñ ci bu lay teg ci saraatal mustaqim ginnaaw loolu nag nga xam ne sëriñ bi man dama ko wax sax sama taalibe bu ne sukk di jébul wala nga xam ne man du ma sab sëriñ Sëñ Tuubaa mooy sab sëriñ di sama sëriñ man yàlla na nangu sa njébbal gi ak sama bos ak bu taalibe yëpp te boole ñu nag maag yow ñu ànd liggéeyal ko ba àjjana ne la fonkal say waajur booy waranteeg ñoom ci dara sax mu wóor la ne yow yaa am dëggit masalaal ak ñoom bañ nangu loolu alxuraan la waaw loo am jox leen te loo nee naa ko yëg Sëñ Tuubaa loolu la ñu jàngal nga xam ne sañuloo waroo sañ sax toog fii ah non moo dafay wax ay waxam ci l'islam ba pare assemblée bi yëpp di nga dem faneen ne non kooku xamul dara maa ko dàq jàng maa ko def ni maa ko def nii boo ko defee yaa ngi dugg ci li ma doon wax léegi déjà jëw nga ko waaw te xamuloo lu nekk ci boppam waaw te yóbbu nga sa boppit foo xam ne yàlla àggalewu la foofu ndax rëy waaw Sëñ Tuubaa nag loolu la njëkk a jàngale ci murit moo da ngay gis ab murit noo mën a toll fii nii gis nga daraja juma mën a am tey bu Sëñ Fàllu ñëwoon fi mu sumi sama mbaaxana toog ci suuf te yére bi lu mu rafet rafet nag xoolatuma ndax dina tilimam du tilim loolu kon mi ngi lay jàngal ne la yow xamalal wonal yow d'abord sa bopp ne man mii kat ndeke du ma dara humilité bi muy def ci humilité loolu mooy murit beneen bi ci des nag mais boo boolee loolu ba pare nag amal xam-xam ba ku soxla dara ñëw laaj la util teraanga ci sa ñaq ba ku bëgg dara ñëw ñaan la xam nga amal benn maandute ci sa doxin ak ci sa wax ak ci say jëf ba tey jii bu julli jotoon ku la xool sañ ne la kaay jiite ku bëgg ku la àtte ñëw ne la kaay àtte ma loolu boo ko defee boole kaak nag la yàlla wax nga xam ne loolu moom mooy li mënta ñàkk cib jullit boo ko defee ñu jàppe ab jullit boo ko defee waruñu laa jàppe ab jullit boo ko deful boo ci boolee lool nag pour man yaa ngi doon murit bi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa bëgg moom maanaam melakaanu lislaam waaw moom nag loolu sant ko nit ñi yam ci mais da koo imposer boppam ba pare ndax loo gis rek lu mu waroon a moytu rek moytu na ko lu mu war a bañ au nom de l'islam bañ na ko lu mu war a bëgg lool au nom de l'islam bëgg na ko lu mu war a ñaan yàlla it ngir mu comprendre ci jullit yi def na ko ndax boo xoolee ci Matlab Chifa yi da ciy wax ak yàlla toujours ma wax ko parce que day xasida bu ma marqué trop ñaan ay ñaan yu bare ngi yu garaaw xoolal fu ba pare jullit yi lay ñaanal di wax ak xoolal fu wa in asawka ya ahad li xaflatin lam yusriku bika ahad xoolal loolu wallaay ndeysaan ñoom yamale wuñu la ak lenn xoolal loolu mu ne ko seen xol yi itam mosuñu du jéng dem ci faneen ku dul yow donc dañoo doye bi rek te yaa wax ne yaa leen bind ci doye di soo bëggoon ñu doy doo leen bind li xaflatin waaw donc xam nga ni mu ko waxee xoolal fa nga ko tàmbalee sax wéral leen wéralal bépp jullit te nga musal leen ci ñàqare ak ci tiitaange ak bis penc was fi jamee al muslimina ajlan ay ñaan la rek waaw xam nga donc kon moom foofu avocat jullit yi la fa doon waxul murid yi xam nga daan ne ko xoolal na nga sauve les pardonne les loolu la wax wa naajim wa xaafim wa tufbim wala taskusan bi waaw ne leur en veut pas à cause de leurs nombreux péchés parce que s'ils t'ont sans doute désobéi par négligence xoolal loolu ils ne t'ont associé à personne mooy wa in asawka ya ahad li xaflatin lam yushriku bika ahad qulubuhum laysat tamilu abada wala seen xool yi du jéng ba àddina tukki jéng la wax xam nañ ne yow yaay yàlla seenu matadi ak seenu sàggante dong moo leen dugal ci lii kon yow yàlla maa ngi ñaan nga jéggal leen waaye boo leen jéggalee ba pare it maa ngi lay ñaan nga def ci ñoom ay jikko yu sell dëgg la yu mën a tax boo leen mayee ay teraanga jéggal leen ñu mën a téye loolu kon mu nga indiwaat la ñu waxoon nga njëkk ne waj xal la naa xunaa waxanaa haza zahibtatin tafathulan fa nuux saala wax na ngay may nit ñi ay xéewal fii ak fa ñu jëm ndax ku ñu gis weeg ñu waaye boo ñu mayee xéewal yooyu ba pare nag ñu jox ay jikko yu sell yuñ mën a yoree yooyu xéewal ndax gis nga loolu boo ko amul rek munoo yor ay xéewal lu wér nga wax waaw lu leer nañ waaw te loolu it xëy na di nga ko uti am ko waaye nag ndimbalu yàlla da cee baax lool mu jox la ko nga xam ne moom moo lay defaral boppam xam nga
moo tax ma ne ko xablanal makaarimal axla maxaa taxabila shixaaq yi boo ñu joxee jikko yu sell yooyu ba pare nag nga dimbali nag ba suñu biir mag ñi di yërëm ndaw ñi ndaw ñi di weg mag ñi wajxal saxirana yuwaaxirul kabir wajxal kabirana yuxinu li saxir bu loolu pare yërmande dugg waaw nga fexe ba suñu xol yi ak iñaanante du ci dugg ak bañante du ci dugg ak noonoo du ci dugg wajxal xulubana xalaa tawaadudi bila tanasur wala taxasudi wala taxasu wala tra wala tanafuri xam nga loolu daa ne ko ndax loolu rek mooy mën a tax yow li nga bëgg ci ñun ay julit yu dëggu ñu nekk ko li nga bëgg ci ñun ay julit yu tegu ci yoon ñu nekk ko xataa nasira muslimina xaashiin wa muminina muxlisina saalihin donc kooku kon moom non seulement commencé na di wax nit ñi dee leen sant suñu borom te di ko jaamu xam nga tey julli ci yonent bi salaay salaam moom mi nga xam ne suñu borom sax julli na ci moom te maa ngi koy ñaanaat mu julliwaat ci moom ndax mi ngi ko koy wax ci bàyyi boog yooyu yëpp non mooy wax na lu mel noonu waaw mu ne bu ngeen kon ndigim suñu borom mooy def loolu yéen julli di na ngeen ko def waaye bu ngeen ko defee ba pare nag topp ci li yàlla digle bàyyi ay tereem tey liggéey tey xalaat bis pénc yàlla nag kon nag yow li ñu lay wax nag mooy yow it nag jéggal ñu nag xam nga avocat dëgg la jéggal leen ndaxte tamit def nañ liñ mën léeg-léeg nag suñu matalee lépp nag yow sax sa nguur gi dootul amati sens quoi xam nga ndax dañuy daal di doon ñu mat te yaa leen bind ci matadi kon na nga leen jéggal baal leen donc noonu la koy defe xoolal wax na ci sax ne yàlla na ma yàlla musal ci képp ku noonoo ab julit wax na ko sax yàlla na ma yàlla xiir ci def julit yi samay xarit waxi naa bi hubbi kulli musli wa najjinaa min sharri kulli mujrimi boobu muy wax kon sëñ Touba pour man parce que loolu nga wax noonu dama la ciy dolli sax beneen wax boo xam ne bii Serigne Touba wax na ko ci li nga wax ne ñaan na yàlla sax moom musal ko ci koo xam ne ki da ngaa kontar ab jullit waaw wax na ne képp ku ngeen gis gémmiñam gi di génne baatu laa ilaha illallah waaw bu leen ko noonu waaw wala taadu man raakum faahu yaxruju kalima laa ilaha illallah mi ngi noonu waaw loolu Serigne Touba ko bind te loolu dafa leer donc waxuma la gox murid yi ci boppam ñoo war a njëkk a xam loolu après nag yeneen jullit yi aussi parce que boo wax toujours commencer ci sa paroisse fi nga bokk nga xam ne man loolu moo inspiré mooy expliquer sama démarche parce que toujours boo duggee ci dara da ngay bu dee créé woo ko ka tax ka ko créé ba mu naw la ba nga naw ko ba la muy def neex la ba nga bëgg koo topp toujours dellu ci li tax mu def ko ak lu mu ci bëgg moo tax man mënumaa togg a kub jullit di ko noonoo no war a nekk loolu lislaam bugg ko sax lislaam bugg ko te ki nga xam ne moom mooy sama référence ci loolu bugg ko te doxewu ko te wax na ko waaw moo tax ma daan wax toujours man su ma gëm mooy dialogue intertarixa tarixa yi nekk fii nañuy waxtaan di échange parce que defuñu lu dul vulgariser la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui a été édictée par le bon Dieu subhanahu wa taala Masaalikul Jinaan mi ngi noonu loolu sëñ Bamba wax na ko ci tarixa yi werd yeeg yooyu yëpp gis nga yëpp wax na ko waaw donc affaire bi moo nekk noonu sëñ Maodo sëñ bi daal bu ma ko mënee misaal moom ñu baax ñi mu fi dajeel ñëpp mooy moom yërmande la yërmande suñu borom la rek ci jaamam yi rahmatan li naas kese wax na sax ci beneen waxam damaa xamatul ci ban téere boobu naan sababu xëybati yi naan li tax mu tukki waaw daanaka bu dafa nekk saafihan rek li xaw mi yàlla moo ko bëgg a yéegal waaw yéegal waaw xam mooy saafi li xaw mi ji nga wax léegi voilà loolu te itam Serigne Bamba ci pour damay gën a confirmer damay gën a certifier rek li ngay wax nii que dafa wax ne moom li ko fi indi waaw ba gannaaw boobu jógee ci dogalub sunu borom mooy fekk sunna yonent bi muy mu sosu ko sosul waaye muy yeesalaat ko waaw dafa wax ne daal lil Moustapha nawaytuma yu jaddidu waaw loolu ba pare xam nga xara wa inni ahmadu ba pare loolu lu muy firi rek moom mooy ne damaa tegu ci yoon wa nga xam ne li fi yonent bi tegoon bu naree ràpp rek ma fexe ba loolu bees waaw mooy lim naan wax naan damaa fekk yoonu moom sax yemalewu ko ci yonent bi gaa yi baax yëpp la wax damaa fekk yoon yi ñu tracé woon farka yi waaw ma defaraat lépp ma gëjaat ko ne ku bëgg a jàll kaay jàll moo tax aw ma tarixa ñëpp laa fi nekkal liggéeyal naa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ba mu gërëm ma liggéeyal naa Cheikh Abdou Hadj Dia ba mu gërëm ma ay Abou Zalzale ak Imam Malik ku nekk wax fi mu jaar ak yow xam nga donc loolu nag moo ko jural coono yi mu am ndax xam nga damay wax gars yi ne leen lépp loo ne moo ma teree def nangam ci samay faratay lislaam rek bee boo loolu nga ba ko
la empêché. waaw julliwu ma ndax dama doon def lii wóoru ma ndax loo xam ne sa bakkanu boppal sa xalaatu boppal fii rek la xamal ni baaxul Sëñ Tuubaa nag loolu la bañoon loolu nag boo ko bañee ami noonu mënul ñàkk noonu yi jóg nag nga taxaw jàkkaarloo ak ñoom te wàkkirlu ci sa borom moom loolu la def loolu lépp nag def gi mu ko def moo ko jural lim am lépp nga xam ne gars yi tey loolu rek la ñuy wax da ngay xool toujours ma wax ko ne xoolal sëñ bi li mu bàyyi nga xam ne bi muy dem Gabon boobu am na Touba am na Cheikh Ibra Fall am na Cheikh Issa Diène am na ñoom Maam Thierno ñooy ñëpp ñu ay taalibe yu wér yu takku di mbokkam am Mbàkke Baari am dëkk yëpp am Daaru Salaam am Mbàkke Kajoor gi mu sose waaw donc bu daraja taxoon bu daraja dong bu doon tax kon mën naa topp ci tubaab bi li ñu bëgg te toog fi waaye loolu lépp la fi bàyyi woon ko ginnaaw boole ceeg njabootam ak i soxnaam ak léppam bàyyi ko fi dem ndax ci mission bu l'islam bi dafa gedd lépp ngir yàlla yàlla delloo ko léppit ngir yàlla waaw rek waaw loolu ku nekkal yàlla nekk waaw dem Gabon def fa juróom-ñaari at comme ni ma koy faral di waxee yoo xam ne nekku fa ak kenn ku la ne maa fa nekkoon di ko toggal muy lekk di ko jox muy naan di ko amul ñam fa àndaloon ñëpp it daanaka faatu nañ fa mu nekk fa rek. nee na benn wéttal la amoon mooy alxuraan. alxuraan la wax yàlla suñu borom la wax téeréem bi ak yonentam bi. waaw mooy boo ko dajalee rek mu delluwaat ci alxuraan. nee na ñooñu la fa nekkaloon mi ngi koy wax ci asiru bi. kon loolu coono yooyu. nga toog nii di ko imaginer ci zahir rek laa wax man waxuma sax ci baatin. zahir rek ndax loolu la ñu woon foofu. mais di nga ko yërëm. sonn di nga ni kii sonn na. loolu lay ndeysaan. léegi nga ne ko coono yi yëpp pourquoi mun la pour l'humanité je veux que le bon Dieu sauve que l'humanité soit sauvée. xam nga en tout cas de la colère du bon Dieu. moom sax sëriñ bi booy seet da nga defee moom li muy ñaan bëgg ci dara. ndax moom day liggéey rek di jox di. waaw parce que buy wax sax bañ na ko moom xam nga sëñ bi musul wax sax bay tudd safara di ko di xalaat moom xam nga buy wax waa safara ñoom lay wax. waaw daan gars yi. waaw te moom buy wax boppam tu ci àjjana la koy misaale maag yow ba àjjana suñu kër àjjana suñu lii mais ñoom danaan ñoom rek. waaw parce que moom lu baax rek lay jël. waaw sëriñ bi moom dafa am benn mbokk bu seede ci sëriñ Touba ne. lépp loo lamb mu négatif. waaw néewul ci Serigne Touba. muy benn. waaw kenn ku nekk la nga baax la rek la bokk ak yow. wallaay waaw maanaam Serigne Touba moom jëmm joo gis muy dox. la baax ca yow rek la Serigne bi bokk ak yow. gis kese waaye la ci des nag moom yoonam nekku ci. waaw bëggu ko sax tudd. parce que intéressé wu ko bokkul ci mbiram xamu ko. te sëñ bi gis nga loolu moo tax moom. ci ngay gisee li mu am lépp li mu def lépp fi mu jaar ak ni mu rëcc ci lépp nga jàpp nga mën cee tënk ne moom am na lépp. ba pare yéene ko ñëpp xam te li ñëpp am soxlawu ci dara toogagul ak kenn ne ko lii laa bëgg lu dul xanaa ma jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak rammu jaamam ñi. mais sëriñ bi yéeme na parce que mais xam nga wax nga léegi ne Sëriñ Touba. waaw amul woon jot. déedéet jot moom zéro. amu ko woon. amul temps boobu tubaab bi nga ko toppoon jamono metti na. waaye lépp mu takku rek ngir yàlla ak yonent bi. kese léegi nag man lu ko may temps. li mu tagg rasulullah lépp mu bind ko. waaw mais loolu xam nga foofu sax la wax ne loolu dong mooy baatin ci mbiram ndax moom nee na man defuma miracle ndax miracle amul mérite loolu la wax. ëpp na ko sax. waaw ndaxte miracle. yéefar yi sax mën nañu. loolu moom ay yéefar sax mën nañu ay kiraawatu ay nekki tabdil yéefar sax mën nañu. mu ne sama miracle daal mi ngi ci samay bind. loolu moom du lu ñu mën a expliquer. kon mooy li nga wax rek luñ mënta expliquer nag kenn du ko expliquer. waaw dafa nekk karaamati sama xattu. waaw xasida faaxat waaw ci sama mbind mi. ci sama karaama nekk. voilà ca la nekk te mbind mi ci boppam xasida yi ci boppam boo ko dee jàng ak di ko dund. da nga sentir sax yow kiraama googu muy wax ci biir. ndax xasida yi dañuy dund. dañuy luy noyyi la. benn nit mës na ma nettali ndeysaan kilifa gu mag. ku mën xasaayit. wàcc na liggéey léegi. mu ne ma xam nga man kenn jàngalu ma xasaayit. ma ne ko mu ne ma man daal dama ko bëggoon rek bëgg ko jàng te jànguma ko woon. mais di ko jël di ko njegenaayoo toujours. di ko njegenaayoo mu ne bis ma gént ñu won ma xale bu ñuy dalal. jàng baa
mu ne ma mais ci biir dalal bi après ma géntaat ci benn gént gi ku ñëw ne ma xasida yi ngay njëgënaayoo na nga ko bàyyi ndax xasida yi dañu am ruuta dañuy dund te bis boo ko njëgënaayoo fekk ñu bëgg a yéeg bu ñu tojee sa bopp bi ba yéeg wàllu yi ci àddina bi yëpp bu ñu dajaloo woon duñ ko defaraat dee rek nee na mu ne mu siggi xool ko mu ne ko li nga gis sànq lu mu ne ko xale bu ñuy dalal baax mu ne ko bu mokkalee rek nga mokkal daa toog ba yàgg rek nee na moom mën xasida yëpp non loolu kéemaan la voilà te man bi ma koy xam fekk naa yooyu yëpp moom daf ma ko nettali rek ni mu xamee loolu kon nga xam ne xasaay di mbir la waaw parce que kalima yi sëriñ bi di tudd waaw ci xasida yi ma gis man mu bind ko yëpp waaw lépp dafa delluwaat ci alxuraan wala sunna yonent bi kese man gisuma contraire bi kese loolu lépp wala xanaa muy yedd ay doomu aadama waaw du si xaar ak yu demee noonu waaw léeg-léeg sax mu wax la ci kéemaan gu mu yor wax la nag ne la ci yoon madlab shifaay boobu mi ngi koy wax naan yaa moon yaroo mu dafa kuli daahi falaatu farix madlab shifaay xam nga nee na téere boobu ku feebar boo ko jàngalee wala nga bindal ko wala nga jàmb ko jox ko mu naan incha allah day wér waaw parce que matlabu shifaay sax loolu la recherche du remède waaw chaque faju boo demee ca fin ba bi muy ñaan di ñaan ndax boo xoolee foofu ay partie la benn partie bi mi ngi sant yàlla benn partie bi daanaka mi ngi ciy ñaxtu ci jàngoro ju ko dal xam nga beneen partie bi mi ngi ciy layal jullit yi di wax nañ leen baal beneen partie bi muy ñaan nag ay wér ak ay kéemaan ci yàlla ba ca fin ba nag mu ne nag yow mu bëgg a dàq bépp jàngoro nag yaa man yaroo mu dafa kulli daahi mu ne falaatu farix madlab shifa yi bul bàyyi téere bi bul tàqali ko moom waaw dee ko jàng suba ak ngoon wa dum alay fil masaay wa sabax wa ahli sa tanal shifa no falax te nga gëm ko mu ne di nga am wér ami xéewal xam nga kon loolu beneen affaire la yooyu taxañu ci biir voilà ñi nga xam ne ñi ngi koy jàng man xam naa ci lu bëri ci téere moo tax ma koy citer toujours ndax damaa gis loolu daal dafa yéeme sax moom waaw damaa gis loolu nga xam ne ñu bëri feebar nañ faju ci mais gars yi sax feebar ak faju biñ ci gis sax man gis naa ci lu romb loolu ndax ñoom dañ foog ne boo feebaree sa bopp di miti wala sa feebar yu garaaw dal la mais dane dafa kuli daay donc soxor sax feebar la iñaan feebar la xam nga xol bu xat di def lu bon feebar la loolu lépp booy jàng matlab shifaay li ma gëm mooy dina dem ba dañ tarkalla jërëjëf Cheikh Mansour mbokk yi ma fàttali la ñu ngi fi dalal Cheikh Mansour Diouf mu nekk tamit sa taalibe ci Serigne Fallou moom Serigne Souhaïbou Mbacké Khadimu Rasoul Serigne Souhaïbou sax moom ci boppam dafa nekk kéemaan goo xam ne gi gis naa leen ci ay téeréem yoo xam ni baaxee nañ ma ko indil ma ko fii mu bind ko waaye nag moom dafa sunnawu woon lool moom Serigne Souhaïbou sunnawu gi daal ëpp moom xam naa ne bu doon sunna doon ëpp ma ne kon ëpp na ndax waaye nag ëppul ndax moom noonu rek la mën a ndax ku yàlla yaraloon boppam la ñett rek la xamoon nee nañ Serigne Souhaïbou jàngale ci kër gi liggéey ci tool yi ak jàkka ji te loolu Serigne Touba noonu la doon defee ak boppam loolu nag Serigne Souhaïbou yàlla mayoon na ko wax nga tamit lu am solo ci Cheikhul Khadim ni mu doon bëgg nit ñi nekk benn kenn bañ a noonu kenn dikk nga ci abiyaat yi nga xamee ne wax na ko ci wala taadu man raakum faahu yaxruju kalimatullah ilaha illallah ak tamit fi mu waxee ne lil Mustafa nawaytu ma yu jat te moom it te li mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba dem na ba ne gis nit dootul sukk jur ci kaw suuf ku toll ne rasulullah waaw moo xam mu siiw moo xam muy sirran ak jaxaran fil baraya dootu am waaw lu ne wax na ko yonent bi def na ko xarit nee na ko yaay sama moom daal maanaam dafa mel ne ruum gi da koo fab rek wékku ci goog rasulullah xam nga lu tax xam nga man léeg-léeg ma dugg ci des analyses en fait philosophiques parce que léeg-léeg philosophie moo lay génn ci yooyu man sëñ bi dama ko jàppewul sax man nit ba koy jàppe nit bu ordinaire xam nga tu sais pourquoi parce que bu may analyser ay waxam il est très logique dans son immatérialité quoi ou son immatérialisme parce que yoo jàppe dans son argumentaire voilà parce que nit ñàkk a doon nit teewul doon jaamub yàlla xam nga loolu la donc xam nga loolu xam naa yéen ñi jàng yéen nga foo mu waxee raama rasulullah boobu noonu nga xam ne yonent bi moo dem ci suñu borom ne ko damaa bëgg nga boole ma ak kii ak shafahani rasulullah moo ma tànn pour ma ànd ak moom liggéey waaye nag du tee nag ma doon jaamu sama borom du ma jaamam waaw wax na kalima yu bari yu mel waaw xam nga ci Sénégal voilà donc léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
bu demee ba di ko tànn ne ko boole maag moom mu liggéey fekk balaa loola moom wax na ko nangami at jaamu naa ko suñu borom ñuy doog a sàkk maam aadama xam nga waxal ko boppam daan ni keroog bi yàlla di sàkk ruu yëpp di ko teg di wax naan leen alastu bi rabbukum ñuy bañ yonent bi naan balee ñoom ñuy bañ mu ne moom maa nga fa toog te ba muy wax balee man tamit maa ngi waxaale balee xam nga lu tax parce que même buñ dul nit xam na ne jaamu bi yàlla la te yàlla dane kuy seen borom mu ne ko yow waaw mu nangu rek ak lu ma mën a doon rek sa yaay sama jaam yonent bi nangu ñu tànn ko jiital ko teg ko léegi yonent boobu ko tànn nag moom ne ko kaay liggéeyal ma sëñ Tuubaa lu mu mën a doon ak fu mu àgg xam na ne yàlla nee na lu ma mën a sàkk ci àddina kii ma ko gënal rasulullah te moom daa bëgg jubóog boroomam sëñ Tuubaa bëggul lenn lu naqari boroomam bu sañoon lu ko neex ci lay dox ci lay xëy ci lay gont seetatul lenn ci yonent bi te loolu boo ko xoolee loolu la sëñ Tuubaa sant murid yi xam nga tey jii man sama sëriñ sëñ Fallou mun ta wax ba ma nangu ne maa ko man ci lenn man du ma ko nangu ak lu mu mën a doon waaw da ngay topp rek parce que pour man mais en fait ni sëñ Tuubaa toppe woon yonent bi noonu laa ko war a topp loolu lañ sëñ Tuubaa jàngal murid c'est pas parce que jaam nga. mais bind na ko sax. voilà c'est pas parce que ab jaam nga. c'est pas parce que dañ lay kii mais loolu. en réalité daf lay sax parfaire. daf lay defar daf lay yokk daf lay yëkkati. fi mu toll nii sëñ bi fi mu ne gis nga boo leen émission bi ñuy def nii. waxuma ko du ko xam. waaw day jékki-jékki waaw parce que démb rek am na ko wax ne ma sëñ Fallou est-ce que wax nga ko ma ne ko non man damaa mënut a wax sama sëriñ demal seetaan ma ci télé bi. ëpp naa def xaw kenn du ma wax. parce que dañ ne ñett yi. bu ko sa ñett yi xam ñu ne sag tayal bu ko sag jaamu yàlla xam sag daraja bu ko sab sëriñ xam sag nayit bu ko sa njaboot xam loolu dëgg la te loolu dafa am solo te sëñ Tuubaa loolu lañ jàngal léegi nag kooku nga xam ne moom la yàlla wax ne moo ma gënal ci ñëpp ku ma sàkk yaa tax moo tax te ku may dimbali it ci barkeem laa la dig nga xam ko xamoo ko léegi kooku bu jëlee sëñ Tuubaa dimbali ko def ko jëwriñam def ko ki nga xam ne moo koy liggéeyal jaxasoog moom ci nawetu boobu nga doon wax ba nga xam ne fa mu nekkoon rek fa la dugg mais sëñ Tuubaa lu mu ko wax rek ci lu baax war na koo xeeb waaw wax na lu ne rasulullah moo taxit ci jës bu ci daanaka dafa gàmm sax ci jës bu mu wax ko lu ne loolu nag ñun mooy li nga xam mooy li feeñ ci diggante Yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ndax mooy li zaayire li mu bind feeñal ko waaye xam nga dem na bay wax ne sama digg ak moom bis penc lañ koy xam dëggantaan kenn du ko xam am na loo xam mënuñu ko xam parce que moom ci boppam ngir yonent bi dem na bay sant yàlla ci nëbb gi mu ko nëbbal sa këréem axfa li asiral masoona la xubban wa laa ilaha illallah maa ngi gërëm di la sant ci li nga ma nëbbal sama secret man ci jawartu bil furqaani rabbi al muhin te xam nga foofu it beneen kéemaan na nga fay génnaat malaktu nafsi wa sax waaw ndax xastu min dunya zaadi lil jinaan waaw xoola grâce au Coran la wax ngir alxuraan maa ngi dëkkaaleeg sama borom grâce au Coran je suis parvenu dans le voisinage du bon Dieu xam nga daan ne et je suis venu dans ce monde que pour prendre mon viatique pour le paradis waaw fi la ko liggéey rek mais daan ne pour ça pour loolu j'ai maîtrisé mon âme et j'ai chassé Satan le maudit loolu wax jawatu frare bi maax na sax ahasumin zadil jaman xarawle safa janan grâce au Coran je suis parvenu dans le voisinage de Dieu j'ai maîtrisé mon âme mu ne téye naa sama ruu sama nafsu man maîtriser naa ko xam naa ko ba pare dàq naa seytaane ba faw ci sama environnement mais boo xoolee même foofu ay kéemaan nga fa yoo xam moom parce que léeg-léeg nag boo duggee ci fi di nga gis sëñ bi fu mu tegee yëpp fee di wax nag ay mbiri boppam absolument absolument ndax xam nga ay inna lazi minal ilaahi hustu xabaanil kan fii fus am na li ma yàlla defal amul woon non wax na ay kan moom kay bu fekkee dafay dugg ci baatin bi da leen nga gis loo xam day kéemaan amul woon da ciy las sukk abadan fi kaw ni ma kaana xablal xalqi xam nga man kaana li xam nga mais loolu xam nga raison sax voilà donc beneen affaire la loo tax sax bi temps li man la moo tax man sëñ bi su may wax ci moom je préfère di wax ci fi ñu doon wax li mu def ba am lii waaw maanaam ci njàmbaar gi mu àndaloo waaw ak takku gi mu takku waaw lillahi wa rasuli parce que en fait loolu mooy li ñuy jariñ mooy li nga xam ne moom lañ mën a teg ci taabal ji ci àddina nit ñi di ko jël muy une chose concrète palpable et touchable te loolu wax ñu dund ko voilà li ci des nag yow sa mbir la ak sa borom
sa mbir la ak yonent sa wala sa mbir la ak moom parce que lu mu làq la sa borom làqal la ko kon boo ko feeñalee yaa ko feeñal xam nga mais yow woneel ak taalibe woneel ak jaamu yàlla gu ñu xam woneel ak njàmbaar woneel lépp lu baax loo xam mën nga koo wone muy luñ mën a teg loxo loolu nag wax na ne moom Serigne Touba xam nga ci li ñuy jàng ci histoire am mooy amoon na nësër maanaam amoon na yéene sax dem Makka waaw waaye jamono xat te li mu tabax bëggul dara yàqu ci waaw mu toog bind na sax moom ci boppam ne waaw distance bi dox fii sama digganteeg Makka nii donte tubaab yaa ngi fi newoon di jéem a defee mbir waaw daanaka soriwul mu ngi sama xol faf nag mu dem ba yàlla lam doon ñaan yàlla may ko mu ne nag saafahani rasulullahi mu ngi noonu waaw maanaam yonent bi akolaat xam nga akolaat gis naa ko jaxaran waaw mu def ñu saafonte loolu la Sëriñ Tuubaa wax maanaam jaxaran loolu lépp mooy li ma leex sax maanaam loolu moom daf ñoo dépassé daf voilà xam nga wax naa sax ni la sëñ bi man jàppewu ma ko ay nit moom moo doon waxi nit pour nuru nit loolu laa gis quoi non dëgg la day ëpp daf ñuy dépassé ñun xajuñu ci loolu mais nekkul loolu ndax kii boobu xaatimatu munaajaat boobu nga doon wax léegi mais mi ngi ci wax ne yàlla indil na ma kaaba gi Touba xam nga sirub kaaba gi nee na mi ngi Touba nee na bisub Arafat xam nga siru ba ca nekk jox nañ ma ko waaw yooyu kii la yooyu moom mooy li sëriñ bi lépp te mu ëpp lu doole te mu ëpp ñu doole nga xam ne kon donc mooy kon bu ñàkk a dem màkk gi Zahir la. waaw non après sax la ñëw sax na. ok dem naa ba Rasulullah maa ngi moom ñu. kott ma waaw ñu saafonte def accolade. daa yoru rek mais romb na loolu. ndeysaan baax rek ndeysaan Mbàkke te yoru. jërëjëf kon mbokk yi ba fàttali la ñu ngi fi dalal Cheikh Mansour Diouf. ñu ngi waxtaane tamit ku mat a waxtaane muy Serigne Touba. mi nga xam ne tubaab bi daa dof rek tooñ ko. waaye wax dëgg yàlla deful dara tubaab bi. te tamit yóbbu Serigne Touba. delloo si yaat ko taxul woon yóbbu ko. déedéet damaa kaan ni pexe yi la yàlla. waaw tubaab bi sax pour man walaay du seenu bon du seenu kii xam nga sëñ Tuubaa bu defoon loolu du am histoire dañ ko dimbali sax yàlla foog mu utal ko histoire ñuy toog tey bu defoon loolu kenn du fi toog naan def na lii jaar na fi dugg na fi faaw mu am nag fu mu ko jaarale loo tax moom mu gërëm leen ñoom ba pare jéggal leen waaw ba pare moom daa baax ndax c'était le prétexte pour mu am li mu am waaw te it ba muy baale dañu ñëpp laa baal ñëpp yoo xam ne damay xalwara waaw kii ni ñu koy waxee di moom ci boppam nag li ciy gën a ti yéeme li Touba di siiw li Touba di rëy wax nañ ne juróom-ñaari at akas tuut ci ay fan la fa def moom la fa def toogu fa xam nga fa la yëf yi tàmbalee Touba la ñu ndéwa man la bi muy dem am na Touba te yàlla xam nga du teg kenn dara par force bu ko neexee def ko nit ñi de ndax moo ñu moom mais musu koo def il est très juste moom waaw yàlla moom Dieu est juste waaw il est juste mais daf ko laaj sëñ Touba moo ko ñaan moo ko ne lii laa bëgg xam nga moom Touba yombul yàlla may na ko Daaru Salaam yombul woon yàlla may na ko may ko mbooloo dimbali ko ay mbokkam topp ko jàmbaar gi nekk fa ñëpp gis ko te moo fi gënoon a tuut ci ñi fi nekkoon ci Zahir léegi nag biñ ko mayee liñ koy may ku ne xam ne Touba googu ca béyti fa la ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ci li mu wax ne ko def jox nañ la gratu xut bu samaan donte sa ñeent fukki at matagul waaye sa pastif ak sa njàmbaar moo tax ci sama barke man ma ñaan ko suñu borom mu may la ko waaye waa ji wax dëgg yàlla bu ca yemoon tey ji du tey lii mu am ko kay ndax ñëpp loolu lañ bëgg mu ne ko baax na loolu lépp baax na neex na jërëjëf sant naa la sama waa ji mais man li taxumaa jóg mais loolu il faut nit ñi di ci méditer non loolu mais sëriñ bi yéeme na dafa am solo lu la tax a jóg mu ne ko dama bëgg ruu jaam ñi ñu jox ma ko maramu leen ndax yàlla moo waat ni safara day fees waat ni àjjana day fees alxuraan la kay te moom nee naa la yërmande la yonent bi ci boppam ne ko loolu yombul ndax lii tax ñu may la ko daanaka da ko jaru ko daal ndax coono yim la nar a indil ak mititu àddina bi ak nit ñi bàyyi la soofante la wan la ginnaaw te xéewal yi bu ñëwee it doo ko fekkee xam nga loolu te ngaa jàpp ci lii ndax balaa yow am na ñu jéem lii waaye sottiwul te yàlla doo signé ak moom dara ba pare doo ko yeggale lépp ngay perte même lii da nga koy perte ña ko jéemoon fi mu ne maay ñaan njéggal ci ñoom sama borom ci ñoom mais xamaguñ sax ni jéggal nañ leen Sëñ Tuubaa ne ko ndax dinaa ko àttan ndax dinaa ci faatu moom mu xaw ma yàlla moo xam moo yor ruu yi mais sama jom ak sama yéene ak sama pas-pas ak sama bëgg a dimbali jaam sama moroomu jaam yi ci li ma mën su ma ko yàlla mayee àttan na loolu mu ne ko bismillah kon xam ne bi mu demee nee na mi ngi ànd ak waa ahlu badrin
leer gaa ngi feeñ seen leer gi xiina asiru nee na bi mu demee may toog di xaari nattu ndax nattu yoo xam ne yonent bi tegal na ko ne ci ne ko kenn du ko fekke nag ndax yow fi mu ne nii tey bu ñu ma doon teg mitit sax teg la sama wet nga may dëfal sax mu neex mais dañ ko ne kenn du ko fekke yow kese la yow dong yaa koy dékku ndax yow la xam nga te waxuma la nga ne métti na mais nga xalaat ni métti na sax lii nga am tey ñàkk nga ko te ku ne xam ne ne xut bu samaan xobu garab sax balaa moo wadd ñu tàggu la ñu may ko loolu mu ne loolu man du loolu laay wut. fépp métti gànnaar sax métti woon. waaw léegi bi mu toogee lu yàgg gisuli nattu muy laajaat yàlla lu tax commencé woo teg ma ay nattu pour li ma bëgg am ko dugg xalwa foofu ci béyti googu Tuuba nga xam ne foofu lañ def jàkkay béyti ji léegi ndax fa la daje woon ak yonent bi ci pencum Daaru Xudóos mi kay alors ñu ne ko déet ñu feeñu ko ci xalwa bi ndax xam nga ne mag ñi ba léegi sax ku bëgg a laaj dara da ngay dugg xalwa am na nooy def waaw ñu ne ko dafa am ñaar yu tax kenn mënu laa tegi nattu fii Tuubaa gii dafa am lu fi yàlla def ba pare nga ñaan fi lu la yàlla nangul moo tax du la fi fekk mukk di la tegi ceeno di la teg ay coono ci Matlaboul Fawzeyni beneen bi ci def sa nijaay muy sëñ Busoobe bokk ak soxna Jaara ndey ak baay day wàlliw bu yàlla rus mu bëgg la lool te di la ñaanal fu mu toll tànk mi ngi dund yàlla du la teg nattu mu ne ko bu dee Tuubaa moom bu ma fi toogee duñ ma nattu buy suba ma koy génn mu jël ay bagaasam waaw sama nijaay nag yàlla moo yor ay ru daal di fay jógee dem Mbàkke Baari toog fa kon moom mi ngi yàkkamti ñu teg ko coono yi mu am ndax lii lépp ñëw ndax lii te du dara pour moom lu dul ku mu intercession bu mu def ci nit en faveur de quelqu'un devant le bon Dieu na ko yàlla nangul loolu dong la ci bëggoon ku ma ne yàlla yërëm ko rek yërëm ko ku ma ne dimbali ko te loolu condition bi du lenn lu dul na nangu li ma doon rek waxuma sax mu jébbulu na nangu rek li ma doon alors gis nga donc léegi bu loolu amee mu dem Mbàkke Baari toog fa xam nga ba ñu tàggee ko nijaayam en passant nijaayam jooju sëñ Busoobe moo jur sëñ Mbàkke Kandi Buso mu jur soxna mooy Buso mu jur sëñ Fallou Chouaïbou kon sëñ Fallou Chouaïbou xeetam la askanam la mbokkam la donc léegi fa la coono yi tàmbalee coono yi donc li ngay wax ci Touba taxawu fa te nee na àddina bu amoon lu mu fiy bëgg à part jumaa ji xaw ma Touba ci la bokk bu amoon lu mu fi bëgg mais Cheikh Mansour li ci gën a yéeme waaw no dawuma léegi Touba googu delluwaatu fa lu dul ba mu fa ñibbee mooy mu faatu la mu gën a bëgg ci àddina ba mu fa génnee noonu faatoo ko fa dugalaat ak Touba ni mu mel tey seetal loolu jumaa ji kër yi xéewal yi mbooloo mi loolu lépp moom liggéeyam bi moo ko def te moom ba léegi ci zahir li tubaab naan li anglais naan enjoyu ko ci zahir faatu moo ko fa yóbbuwaat lii ñuy wax yëpp fekkewu ci dara man mii toog nii di wax ci moom ami taalibe yooyu yëpp ci liggéeyam boobu la génne te dara laa ci deful dañuy taas ci barkeem rek kese loolu nag war na tax j'en profite pour lancer aussi un appel et un message à travers tous les êtres humains nga xam ne ku gis loolu yow waroo rëy waroo ngandul waroo ëppal parce que en général koo gis muy dund ci xéewal rek doonul dara ci xéewal yooyu maanaam liggéeyu ca dara waaw wallaay wax nga dëgg fi mu ne nii ñun l'islam liñ ci am xam nga ndax yow ku mel ne yow Maodo Faye yaa communicateur nga spécialiste de la presse nga et tout mais nit ñi liñ naw ci yow la ca ëpp man ngaa jàpp ni l'islam la xam naa ko ndax émission yi ñu lay déglu ngay waxtaan ak yooyu xam naa ko loo ca liggéey dara yooyu tubee fi nekkoon sonn fi dara waaw fekkewu ci dara taalibe rek waaw dara moo tax ñu nit il faut ñu nafi ci tuuti ngir sagal leen ngir won leen ne et son excellence le prophète et son éminence le prophète et son éminence Sëñ Tuubaa et son éminence diw ñu la nous vous sommes reconnaissants même bu ñu ko jëful ñu wax ko mooy xam nañ ne lii yéen la en faisant quoi jéem a tegu ci li nga xam ne ñoom bu ñu ko gisee dinañ am sagu la ma waxoon ne bu ñu leen toppul ñoom ndax sëñ bi moom wax na ko nee na nangul li ma doon ma ramu la j'ai choisi mes talibés parmi le lot que le prophète avait choisi et c'est lui qui me le permit. Mais au fait, je suis venu pour tout le monde. C'est que demain, quand je les aurai pris et les aurai placés aux cieux éternels, je reviendrai prier pour sauver le reste de l'humanité. La seule condition, accepte ce que je suis.
mais c'est très simple. kese. c'est très simple. xam nga loolu yomb na. donc normalement Serigne Touba ne devrait même pas avoir un ennemi. non non et puis en principe. te pour man amu ko sax. wala nga ñu baax ñi ngay gis fii pour man amuñu ennemi. non ennemi dans le sens où par exemple ceux qui étaient autour de lui. waaw allaient voir le blanc. waaw le colon pardon. waaw donner des informations ça et là. non xam nga loolu sous forme d'espion quoi je veux dire. xam nga loolu. loolu moo doon obligation yi ma loon wax au départ. c'est-à-dire que il fallait loolu am. pour lii am. parce que en fait il fallait mu liggéey ko waaw parce que loolu yàlla mayu ko yàlla nee ko li ma la mën a may mooy def naa la xut bu samaan leneen loo ci teg nag moom affaire yaa ngi nii waaw te gis nga loolu fi ne yow mii boo ko bëggoon yàlla ne la ay can ak jéngu waaw Serigne Saliou bu baax mi koy waxoon na ko waaw nee na woon bu kenn ne fa Serigne ba nekk ak lam man mënuñu ko doonte buñ ko mënut nan ñoti bokk kese def effort bokk xëy na daañu am dara bokk moo tax mais souvent talibé yi man leen donc sëñ bi lim liggéey tax mu wax ay waxam ku ma bëgg dool lakk bis penc dinaa taxaw def nii dëgg la te gëm naa ko te loolu lay dund mais su ma jaamuwul yàlla ndax damaa bëgg dem àjjana it parce que wóor na ma ne fa laa jëm mais naa ko jaamu au moins pour sagal sëñ Touba mooy effort rek pour sagal sëñ Touba voilà te gis nga li ci gën a en fait un autre point qui me semble être très important mooy le seul legs qu'il a laissé ici. Oui. C'est la grande mosquée de Touba. Mais oui. Mais ça, c'est étonnant alors. waaw te xoolal boobu it fekkewu ko. C'est grave. rëdd na ko trace te nag boo liiree Matlabul Fawzayni baa nga liir ay téeréem. loo gis ci jumaa ji rek waxoon na ko. je sais. loo gis rek. te li jariñ nit ki. àddina ak àllaaxira. waaw la fi sëñ Touba bàyyi. kese bàyyiwu fi or. bàyyiwu fi ay oto bàyyiwu fi dara. non boo gisee moom bañ na ko ba fu mu mas a dem. loolu la fay njëkk a lijjanti. jàkk bu mu fa tabax bu amul moyen yi dina ko symboliser jël bant teg fii ne lii mooy jàkk ji te li ci garaaw mooy yooye mu symboliser woon yëpp gars yi tabax nañ ko jumaa ñaan ngaa nangu rek kese ñaan ngaa nangu kese parce que xam nga yàlla bu xasee ne kun jeex na bu xasee ne waaw jeex na li des mooy xaar kun bi rek jeex na tàkk keroog benn waaye mi ma ko wax ne ma kii bi ñuy discuter un ami qui est très cartésien ma ne ko mais mun naa la jox un exemple terre à terre rek tey le jeudi conseil des ministres am ñu ne monsieur tel est nommé par exemple directeur général de telle société. oui da ngay yeewu suba jël sa saak ñoo ne directeur bi génnal ma toog. non pas du tout. il faut nga xaar note de service génn passation de service ma ne ko yàlla nag loolu la danaan la waaw. mais toogal nag di ko déglu ba mu nekkun mooy installation ak passation de service bi. d'accord Cheikh Mansour donc ñu ngi ci pratiquement il nous reste 5 minutes. alors que sa cant gi. waaw ci mois de juin bi nga xam ne yàgg nga koo def fii ci Dakar. en résumé voilà. waaw cant gi mooy ren mooy 8e édition bi. yow wax dëgg yàlla yow depuis le début on est ensemble. depuis le début franchement waaw ça je le reconnais. waaw parce que depuis le départ yow da nga bokk. waaye nag Serigne Fallou lu boole waaye nag nee na nangu naa la ci moom. Serigne Fallou waaw. daf ci dem ba léeg-léeg su defaree kii daf naa ma bu la soxla Maodo Faye de moom ma xam ne da laa bëgg a gis. dafa baax Serigne Fallou. waaw ku baax la dafa baax. sëñ Mansour moom bàyyi naa la ak moom. waaw wallaay ndeysaan. donc yow depuis le départ tu as cru à ça ci liñ nekk accompagner ñu ci jàppale ñu ci. wallaay ndeysaan. moo tax loolu aussi man du ma ko 2S bi moo fi duggee yow yaa tax yaa ma fi njëkk a indi. ay année avant may xam ñi nga xam ñoo koy jiite. et puis vraiment defoo ko lu dul ngir yàlla. tu vois ñu ànd ci ak yonent bi ak Serigne Touba ak ñu baax ñu ñu boole. loolu il faut ma wax la ko seedeel la ko. xam ne vraiment noonu nga mus a def ak man. donc bokk nga ci ñi tax tey ñu bu amee ñu ma gëm ñu gëm ma. bon parce que ñu bëri léeg-léeg nit gis la ne la man da nga ma neex pourquoi parce que seetaan naa la 2S. te man 2S moom mosu ñu ma fee gis ak keneen ku dul yow. ci plateau bi moo tax chaque fois aussi je préfère vraiment avoir cette émission avec toi. donc muy cant goo xam ne depuis le début comme je dis yaa ngi ci. ñëpp a ngi ci sëñ Saliou moo ci joxe woon ndigal. ginnaaw bi sëñ Fallou demee ci moom sàkku ci moom li mu bëgg ci man. mu nangul ko daf cee boole ne ko na ko defuk cant. saa yu ko jàppee baax na mais na ko saxal nga xam ne ca at mooma rek lañ tàmbali cant gi waaw yow mi fekke woon tàmbali gi xam nga ne lii lu waxi sëñ Saliou dugg la ndax yaatu na rëy na te léegi yomb na trop te oyof waaw léegi nag ren tam ñu ngi koy waajaat dem na ba léegi ñetti fan la donc mooy le 30 mai lay commencé toujours Cheikh Ibra Fall lañ koy ubbee Maam Cheikh ndax mooy Babul Mouridine mooy suñu buntu ñëpp ci sëñ Touba Maam Cheikh nag dañ ko bus bi dañ ci boolewaale journée de solidarité
ndax xam nga moom comme li mu daan màjjaal ak défi yëf loolu yëpp solidarité lay symboliser. moo tax ñun tamit ñuy defaale benn action de solidarité taalibe yeeg mbokk yeeg am di jàmm yi. ñëpp di ko di ku ne loo am nga indi. ñu dajale ko bis boobu mbooloo mu bëri mu takkoo fay ñëw. ñoo xam ne c'est des personnes démunies. lañ fa am ñu jël leen jox leen ndax ànd ak ñoom ci cant gi. ndax sàkku ci ñoom rek ñu santaaleel ñu yàlla ci cant gi ñuy cant nii. santaale Sëñ Tuubaa julli ci yonent bi. léegi moom la ñuy def ci suba gi la 30 mooy ubbi toujours affaire yi. ci ngoon gi nag ci la ñuy def cérémonie maam Cheikh Ibra Fall bi nga xam ne ak njabootu boppam ñoo ciy ñëw. doomam ji mu dese woon ci kaw suuf maam Oumy Fall moo ci daan ñëw at mu jot yàlla na yàlla yokk leeram wàcc na liggéey bu yàggul. léegi nag ay sëtëm ñoo fi des ñoom ñoo ciy ñëw. di ci sant soxna Bousso bu baax moom Serigne Fallou. moom sëñ Chouaïbou di doomi sëñ Abdoulaat. di soxna sëñ Fallou waaye di sëtub Cheikh Ibra Fall ndax maam Oumy Fall moom moo jur yaayam. ca suba ga muy àjjuma gi bu ñu xëyee ñu noppalu ndax waajal juma. ndax diggante juma ak suba gi moom loo ci def day xat. waaw bu juma ji paree nag am na panel bu mag bu ñuy def boo amee temps sax yow borom xam-xam nga war nga ci ñëw. ndax tafsir Abdourahmane Gueye bu Thiès. waaw imam Saliou Sylla bu sëñ Saliou. Jaaji Taal. ñoom ñoo fay daje ak ñoom Xaadim Bousso. ak ay ñoom Ibou Séni Laay nga xam ne am nay laayeen ay tijaan toog nag def benn panel. sur la vie de Serigne Touba. relation am ak yeneen kilifa diine yi. ak action am ban impact la mun a am ci développement Sénégal Afrique et au-delà même à travers le monde. muy intellectuel daal loo xam ne yow. ci waaw te yow moom di nga fa baax lool. waaw incha allah donc mooy ajuma gi. samedi gi nag bu ñu xëyee nag mooy cant gi. nga xam ne ñi ngi dalal gan yi. délégation yi ku mën a ñëw jël nañ disposition yëpp pour fu ñu lay dalal hôtel yeeg kër yeeg yëpp. am na équipe boo xam ne pare na pour toppatoo la ku délégation bu mu mën a doon. di bernde di jàngi alxuraan di jàngi xasaayit di ko def ci suba gi ba après midi bi à partir de 15h30 16h. ñu daje ca bâche mag ba mooy fii suñu mbokk suñu Moustapha Sy di defee université Ramadan. def fa cérémonie officielle bi. après delluwaat reer guddi gi nag ñu fanaane ko jàng ba suba. nga xam ne xasaayit yi rek la. ba fajar man ci laay doog a sax mën a remercier taalibe yi sant leen ak mbokk yi. soññ leen ñu soññante daal di ñaan ñu daal di ñibbi. loolu mooy programme bi. incha allah lépp nag ñu koy santewaat ginnaaw yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba. Serigne Fallou Mbacke moom sëñ Chouaïbou. buñ ko santee mooy sant nañ sëñ Saliou. sant nañ Alaaji Baara sant nañ sëñ Cheikh Mati léegi mu toog nii waaw ndaxte sëñ Saliou te moom lañ ko décrété mais sëñ Fallou ko ñaanoon Alaaji Baara bi mu ñëwee confirmé ko moom yamu ci sax daa gàddu tànkam ñëw ba fekke cant gi fii Yoff muy pour la première fois un khalife général des mourides di ñëw Yoff loolu duma ko fàtte ba keroog may dee ndax cër bu rëy la ci man Cheikh Sidi Matarit bi mu ñëwee mu soññaat ma ci joxe ma ci ndigal ba pare neen nañ ko yaatal te at mu jot bi mu fi toogee léegi dina ci yónni ku mag moom it bu ñu sañoon nag mu ñëw ci nag. d'accord daal di ciy toog ndax yëf yi gën a xéewale rek. tabarakallah incha allah jërëjëf kon nag Cheikh Mansour ñu ngi lay sant bu baax a baax. yu baax yi nga wax yëpp daa nekk ci yow rek moo tax nga dindi ko. daat koy ndax ko xam lu baax rek mooy séddee cër. yal na yàlla jàppale la. Alaaji Baara Mbàkke moom nga xam tamit nekkoon na xalifa Serigne Touba ñëwoon na fekk yëf yi. am na kenn ci njabootam yi ci xale yi ku mas a jàpp ci loxoom. teg ko ci loxo El Hadj Ndiaye mi ne ko. dénk naa la ko. loolu xam nga ni loolu cër la. loolu cër la ci màggal gi taxaw na ci màggal gi bu baax a baax yàlla na yàlla jàppale la defal la sutura nit ku baax nga wax dëgg yàlla itam l'islam rek la ñu xam ci yow di nuyu tamit Serigne Fallou Serigne Chouaïbou tey di ko xamal tamit ba mu nu boole ba léegi itam lépp yàlla nga koy teg ci loolu yàlla na yàlla defal ñu sutura di ziare wala nag képp ku bokk ci Serigne Touba waaye particulièrement gannaaw sëñ Fallou ci moom sëñ Chouaïbou la ak njabootu sëñ Chouaïbou Mbacke ñëpp rek waaw mbokk yi kon li boole ci nag nga may ma Marème Ndiaye waaw vraiment foog ma sant ko bu baax ndaxte yombalal nañu lépp elle est dynamique waaw elle nous a très bien accueilli ñu waxtaan ak moom mu ne loo ko bëggee lañ koy defee te lii bokk na ci firnde yi très bien di ko ñaanal mook borom këram lii yàlla def ko mu doon une entreprise prospère absolument liñ ci bëgg ñu am ci lu kawe seen njort ay xéewal ak mucc ak yërmande kon nag kon ci gàttal rek mooy ñaan gi yëpp xéwal gi waaw yàlla ko yàlla tibb boole ko teg ko ci loxo Marème Ndiaye voilà bu ko defee xéwal gi dugg ci njabootam lépp yàlla tabaarakallah mbokk yi kon lii rek moo doon waxtaan wi yàlla yàlla defal ñu sutura wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulilah alamin jërëjëf tey jërëjëf